mu ngoog ñu fas yéene dalal Mamadou Ndiaye Mamadou moom dafa naa ne sànq dafa def saraax gan dugg naa ba pare mais jaajëfal naa leen jaajëfal téléspectateurs yi Ibou moom li mu indi am na solo loolu Ibrahima mu mel ne tey nag dañu fas yéene waxtaane recrutement maanaam mooy ñi nga xam ne dañuy wut liggéey jaarale ko ci internet loolu nag tax tey ñu samp ab laaj ci ni ñuy gérer seen réputation recrutement ku ko waxu réputation loolee nag saa su ne mu gis ne xale yi dañ ci war a bàyyi xel ndax lépp li nga xamante ni si da nga koy dugal ci internet rek ëllëg mën na laa jural gàllankoor rawatina bu nekkee da ngay wut liggéey wala boog da ngay wut poste defe naa ngir ñu gën ci am lu ñu leer ak lu mu la mën a jural lu mu la mën a indil ci ay gàllankoor Mamadou Ndiaye. maanaam sa doxalin mën na la julal jëy ëllëg ñu taxaw ab seetlu lan mooy e-réputation mooy lépp loo xamante ni mën nañ ko génnee ci yow ci internet que mu nekk ay wax yoo xam ne yow yaa ko wax wala ay wax yoo xam ne ñeneen ñoo ko wax ci yow wala ay photo wala ay image wala lépp loo xam ne mën na taq ci yow directement que mu nekk yow yaa ko dugal wala keneen moo ko dugal donc loolu la ñu wooyee li nga xam ni identité numérique maanaam yow ki nga doon ñu ngi koy tënkee ci yow li nga def yëpp li ngay jëf li ngay wax li ngay dugal. ndaw ñu bari léegi bu ñuy wut liggéey daanaka bu ñu déposé seen ay CV ba pare entreprise ba day wërbatiku ci ginnaaw di xool ban nekkin la ñuy doxalee ci internet bi loolu yi tamit ndaw ñi war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax ndax tey jëf jooju wala li ñuy def ci internet bi mën na wëlbatiku jural leen ay jafe-jafe. ci recrutement processus dafa am lu ñu woowee e-recrutement léegi dañuy utiliser ay logiciels yoo xamante ni même suñu la laajee CV nga yónnee CV ci benn entreprise nit ki avant mu lay woo mën na jël temps wu xool yow yaay kan ci internet. réputation nag ndaw yu bari dañ koy fàtte di wax lu la neex wala ngay bind lu la neex wala it tamit ngay poster vidéo yu la neex waaye loolu mën na la jural jéeya ndaxte ëllëg it mën na wëlbatiku nekk loo xamante ni dalay lor. tàmbali déjà di moytandiku ndaxte lu ñu xaw a sonal mooy léegi surtout suñu rakk yi dañuy tàmm di def plusieurs choses di ko bàyyi sur les réseaux sociaux Snapchat WhatsApp et tout trace di ko def di ko bàyyi ay vidéo te duñu bàyyi xel ni lii buñ ko xasee ba def benn yoon ci internet dara du fa jóge. ndaw ñu bari war nañ ko mën a bàyyi xel ndaxte it tamit am réputation bu baax maanaam xoolin seen doxalin ci internet nekk na lu ñu war a mën a bàyyi xel. zéro bi jàll na wala jàll mu ngoog damay décompter en même temps que réalisateur bi mu ngi noonu mu nekkoon rubrique TIC ak Mamadou Ndiaye Mamadou ñu bàyyi rek nga xuus ci waxtaan wi dooree ko ak laaj yi. waaw li ñu njëkkee rek xanaa mooy li nga xamante ni élément bi gars yi ñëw nañ ci leneen li nga xam ne gën na ci am solo mooy toujours du ñu jóg ci di ko wax ndaxte bi passé bi ñu fi ñëwee ñu ngi doon wax ci ñi nga xamante ni grâce à internet la ñu amee liggéey léegi nag ci entreprise yu bari li ñu seetlu 40% entreprise yi léegi bu gannaaw boo joxee sa CV ba pare dañuy ëlbatiku ci ginnaaw topp nit ki di xool nan la nekkee ci internet bi te loolu dafa am solo ndaw ñu bari xamuñu ko donte léegi nag ñi ngi ciy gën a bàyyi xel di wax ni comme ni ñu ko waxee sànq rek mën nga bind benn affaire ci biir internet tey mu nekk loo xamante ni actualité la wala dara sa colère wala dara mais suba mën na la rattraper mën na retourner contre toi te loolu nekk na situation bi nga xam ñu bari ñu ngi koy dund récemment ak Miss Côte d'Ivoire bi nga xamante ni jur na fa coow yëf yi fi mu ne nii ba ñenn ñi mi ngi jiixi jaaxa ci ñu dindi couronam bi ndaxte ay genre situation yi la réputation am dafa xawoon doy waar ci internet bi. waaw li nga wax nii dafa xaw a niroo li ñuy wax enquête de moralité. léegi gis nga ay CV yu bëri dañ leen laaj adresse su soit ñoo liggéeyal wala ñu la xam. bu ko defee ñoom tamit bu ñu la waree recruter ñu dem par exemple Astou Mbène nan nga gisee Cheikh Tidiane loolu mën a wax ci moom. loolu nag dañu sentir ne dafa dem ba dugg ci li nga xamante xarala yu bees internet waaye tamit plateforme job Facebook. ñu bëri ñu ngi naan gis nañ ci ay opportunité loolu voilà mu nekk plateforme bu bees boo xam ne depuis 2018 Facebook mi ngi ko doon jéem a créer xam na ñoom bu ñuy def njëkk a def benn affaire boo xam ne dañ koy mën nañ def sondage jiite ko ci ay Inde ak yeneen dëkk yi nga xam ne population bi foofu la gën a yaatoo ngir fexe xool ba xam ndax lii dina doxam déet léegi nag gis nañ ni depuis février 2020 bi Mark ak équipe am ndaxte xam nga Facebook moom Instagram moom WhatsApp bi nga xam ne ñu ci bari moo koy utiliser léegi dañuy jéem a gën a yaatal seen yëf gën ko
professionnaliser xam nga Facebook bu njëkk ba ay fën la woon bind tooñ wala def wax loo xamante ni tamit yoo xamante ni toujours dafay méngoo toujours ci cadre professionnel léegi seetlu nañ ni Facebook nag léegi dafa am nga possibilité di xool bu baax nan nga mën a wutee liggéey wala yenn entreprise yi aussi yi jéem a posté seen ay recrutement maanaam di xool nan lañ mën a amee yenn ciblage yoo xam ne dañ ko def pour jéem a recruter ay nit te loolu nag am na solo ndaxte léegi nit ñaa ngi ciy commencé am liggéey te en plus tamit Facebook dafay concurrencer plateforme bii di LinkedIn moo gën a professionnel te léegi gis nañu ñoom tamit ñi ngi def ay contenu te Facebook lay commencé na ko depuis ndaxte bi ñu seetloon ni léegi plus de 2 milliards d'utilisateurs la am te actuellement nii àddina bi yëpp ñëpp a ngi ci Facebook ñoom nag léegi dañu bëgg a gën a yokk seen concurrence. am na solo. waaw depuis réputation boobu ngay wax sax waa ji nekk ci plateau bi ki ma jàkkaar loolu sax moom loolu la sukkandiku dem ba changer compte Facebook. parce que amoon na bu mu amoon. xam ne réputation bu baaxul léegi mu bëgg a def boppam ab sëriñ. mais loolu exemple bu baax la pour ndaw ñi. bloqué ko dem ubbiwaat beneen. mais loolu exemple bu baax la pour ndaw ñi. loolu exemple bu baax la pour ndaw ñi ndaxte boo xasee ba am boo jàppee ni sa réputation baaxul. pour ndaw si wala pour ndaw ñi. pour ndaw ñi ndaxte bari na ci ñoo xamante ni seen réputation baaxul léegi li ñuy conseillé mooy mën nga changer Facebook tëj sa Facebook bi nga jàpp ni kiiwul mën nga ko changer nga defaraat bi nga xamante ni tu penses que ni yow bii dina gën a am crédibilité beneen bi mooy bu fekkee entreprise la wala personnalité publique loolu tamit ñooñu tamit dañuy am problème yooyu mais ñooñu dinañ am moyen wu am na yeneen service yoo xamante ni Google mi ngi koy def wala ñeneen ñu tuddee ay nettoyeur du web ñooñu maanaam bu ñu gisee ni yow mii sa réputation baaxul c'est le cas avec Donald Trump bi nga xamante ni actuellement ni gis nañ ni dafa toll moment bi nga xam ne campagne électorale la 20 jours yoo xamante ni li ci des bareetul pour ñu dugg ci kii bi élection présidentielle yi dafa wut ay ñoo xamante ni ñoo koy nekkal ci internet bi di ko defal nettoyeur du web ñooñu di ko effacer li nga xamante ni gis nañ ni ay gàkk-gàkk la wala ay loo xamante ni lu ñuul la ci réseaux sociaux yi ngir mën a xool defaraat image bi te loolu bari na ci personnalité publique yi nga xam ne actuellement léegi lan mooy gàllankoor bi waaw gàllankoor bi nag moo di bu fekkee yow sa réputation baaxatul defultul li nga xamante ni mooy amatul réputation bu baax ci internet léegi li ñuy conseillé ndaw ñi daal mooy changer sa Facebook xoolaat bu baax li ngay def mais surtout lépp nga jàpp ni internet dara du effacé wu lépp loo dugal ci biir internet mën na retourner contre yow donc te loolu baaxul ndaxte gis nañ ni entreprise yu bari léegi ndaw ñi dañ ko commencé def challenge yi sax naan man nekkate li ma nekk woon Facebook 2011 2020 rattrapé na ma te loolu baaxul donc di conseiller lu baax li nga xamante ni mooy ndaw ñi ngir ñu xool bu baax seen réputation ci internet. laataa ñu dem ci Chérif su démb ay côté 21h yooyu quand même dañoo remarqué ni Twitter dafa bëggee complètement da ngay tijji doo gis benn fil actualité nga naan waaw man moom lu ma dal. ñëpp gis nañ ni tey kay média yëpp xëy nañ ci ndaxte réseau social bi nga xamante ni mooy Twitter bari na lool actuellement ñi koy utiliser ci àddina wërngal këpp dem ñu seetlu ne diggante fii ci heure Sénégal ay 22h lu tolloog 2 heures de temps yoo xam ne daf ko bëggee léegi nag mu commencé loo xam ne te ni di am lu bari ci code réseau social bi di Twitter gis nañ ni tey média yëpp xëy nañ ci di samp ab laaj. li ko war gérer seen ay nombre d'abonnés dañu. non panne bi qu'est-ce qu'il donne comme explication. mujj bi yàggul rek yaa 1 mois ci ginnaaw amoon nañu ay panne actuellement ñi ngi cherché ne lan moo war a waral waaw non piraté wuñu du problème bu piratage parce que ñoom ci boppam seen am na dañuy am benn compte officiel démb dañu fësal joxe xibaar bi que ni bu kenn yaakaar ne sa connexion moo am problème wala dara ñoom Twitter ñoo am problème actuellement te ba ñi ngi ci nekk di xool panne bi lan moo ko waral léegi nag ab beneen samp dañu defaat beneen laaj ndaxte dafa nekk ci situation boo xamante ni élection présidentielle yi Amérique dafa nekk en jeu actuellement mu ñëw ci panne bi ñëw ci moment boo xamante ni ñenn ñi mooy républicains yi dañu jàpp ni réseau social bi da leen xaw a beddi Donald Trump pareil aussi ndaxte ñoom nee nañ dañu réseau social bi dafay bañ di partager yenn information yi nga xamante ni ñoom gis nañ ni seen faveur la bokk te loolu nekk na situation bu nga xamante dafa compliqué ñu ne est-ce que du yëf yooyu la ñu nekkoon di defaraat ndaxte actuellement nii guerre bi dafa bari lool fële ca États-Unis ci mbirum réseau social bi di Twitter nga xam ne gis nañ ni personnalité yu bari ñu koy utiliser ñaari candidats yi tamit ak ñi nga xamante ni mooy population américaine dañuy bàyyi ñaari candidat yi ci réseau social boobu di Twitter. ca bokk kon mu nekk jafe-jafe boo xam ne dañu koy dund rawatina si Twitter jaajëfal Mamadou Ndiaye mu ñu indiloon waxtaan wi ci recrutement mu mel ne léegi ak internet ak Facebook mën nga am liggéey waaye ci kaw nga sàmm sa réputation bu baax a baax Mamadou. jaajëfal naa ba àjjuma ak jàmm. incha allah anniversaire bi dem nu mu mujjee. neexoon amoon na raxas wala am na raxas dañ koy continuer ci week-end bi am na raxas waaw baax na ay ca boobu bu ci kanamee ñu dem raxas mais en attendant ñu jàll léegi ci revue des titres.